ne gannaaw jot nañ kayit bi nga xam ne dañ ne jafe-jafe yii moom la dëkk bi am muy diggante forage yi ak tiwo yi ak li nga xam ne ay accessoire la yoo xam ne dafa fu ndox nekk mu nekk fa loolu boo ko déggee mooy wan yi ak wantuus yi ak branchement yi yooyu muy yu lépp ñu dajale ko ne nag nañ li Serigne Abdou Lahad di wax maane du teew ñu naa maane gannaaw jox nañ ñu kayit bi nag nañ jël benn commission boo xam ne ñëpp da ci ànd ñu def wër liggéey bi ba xam ndax exactement naka la demee loolu moo taxoon bi ñu jotee kayit bi nga xam ne ñoom bind nañ ko muy Maa-u Rahmati ak OFOR ak hydraulique ñu ànd ak ñu créé nag commission boo xam ne commune bi da cee bokk sous-préfet boole ci aw nit Maa-u Rahmati bokk ci sëñ Ousmane boole ci aw nit mi nga xam ne moo jiite mooy coordonnateur bi ak OFOR ak Touba ñu invité ci ñëpp nag Touba ca kanam ak isbu yi ak ñëpp la ñu invité acteur bu nekk ci dëkk bi tey ba am fas yéene liggéeyal sëñ Touba ñu ubbil la bunt yi woo la fas yéene ci ànd ak yow ngir ci liggéeyab sëñ Touba bi daal di woo mbooleem chef de village yi nga xam ne ñoom barab yi ñuy dem ñoo fa nekk wax leen ko ñu woo seeni délégué de quartier wax leen ko ñu boole nag commission bi nga xam ne ñoo jóge ci commune bi te moo rek sëñ Siidi ak ñoom ñu ñëpp àll ñoom ñu ànd ci def nañ liggéey bi ba nga xam ne dégg ngeen ni ko techniciens yi présenté muy technicien OFOR yi ne wan yi dem nañ ci wan yëpp dem nañ ci wan touche yëpp dem nañ ci forage yëpp xool nañu réseau bi am na fuite d'eau yu fi nekk tiwo yu bënn yu fi nekk yu yàgg-yàgg ci ay barab yoo xam ne ba nëga ni saafara wuñu ko loolu lañ xool nañ ci lu bari mais bari na aussi lu des waaye li ñu jot a xool rek ci li ma waxoon ci wax ju njëkk ji xam nga mbir bu dee téeméer juróom fukk yi ak juróom di dox fanweer yi ak juróom doxul rek foofu rek doy na am na problème 35% yi doxul ci infrastructure yi nga xam ne dañoo muy ay éléments yu war a dox lépp ndox mi dox maanaam fanweer yi ak juróom dafa taxaw juróom benn fukki bi ak juróom mooy dox muy 65% mi ngi fonctionner ci infrastructure yi nga xam ne moo concerné forage yi ak réseau bi 35% yi parce que daf ne 31% yii ci wan yi doxul 4% yi mooy yiñ gisul ñoom ñaar boo leen boole dafay nekk 35%. donc loolu nag bu fekkee ne mbir mi ngi dox am 35% de problème dootu mën a am résultat boo xam ne nii dana mën a satisfaire li mu waroon a servi loolu nag bi ñu ko gisee la ñuy daal di xool le 35% yooyu nan la ñuy def ba lépp di dox ba muy dox 100% nga mën a door a évaluer buy dox 100% yaakaar naa ne problème ndox mi dana lu bari dana ci wàññi ko am na yu baree bari yoo xam ne aussi àgguñu ci waaye danañu ko waajalaat waxtaan ci xool nan la ñu koy defee. état wu Sénégal yëpp la fi nekkal xam ne fonction publique seen taxawaay ci askan wi mooy saytu ci anam yëpp sens su responsabilité boobu am nañ ko yëg nañ seen mission boobu ba tax na yombal na lu bare ci lii sëriñ bi dina dox loolu ci tàmbali bi waaye nag ñu jaral leeral ne lii ab tàmbali la donte ne liggéey bu am solo la dañuy jàpp ne benn jéego la rek bu ñu jéggi jëm ci yoon woo xam ne yoon wu sore la ci xamul gunu fu mu jëm fu ñu yem ak moom mu mel ne tey bu ñu yàlla dimbaloon lii ñu bëggoon ci ndox mi ñu am ko tey du tax sax ñu am dam ndax ndox soxluwuñu ko ngir ñaari fan soxluwuñu ko ngir ñaari at waaye dafa war a ànd ak ñun ci suñu dund mu mel ni nit ñi dañuy yokk dëkk bi di yokk kon mu doon loolu problématique bu nga xam ne dafiy ne kon jurta ragal nañ ñeme jafe-jafe yi ci am ñu ñeme koo gëstu waaye ñu am xalaat yi mën ci indi ay yéwénal loolu bu amee kon jéegu bu ñu ci teg du ñu ko xeeb waaye nag
bu ñu xalaatee gun ne dañoo war a yëkkati suñu loxo rek ndax ab tàmbale rek la waaye loolu li muy yàgg-yàgg ak li muy am solo ak li mu laaj lépp ci ay jumtukaay ak i moyens xaalis sa koy def loolu it waral na tey fépp foo xam ne état wu Sénégal ma ngi fay yóbbu ndox ci askan wa am na lu ñu leen warlu ndax loolee ñu leen warul donte ndoxam yàlla waaye fa mu nekk dis ko fay jëli bu dee ci dex la ne da nga koy canaliser mu dem bu dee ci suuf la ne da nga koy gas soo ko gasee da nga ko génne boo ko génnee da nga ko canaliser yóbbu ko yooyu yëpp mu laaj ay moyens kon li ñu bëgg nii bëgguñu ko ngir ay ñaari fan wala ñetti fan dañ ko bëgg mu doon lu war a continuer lu war a wéy te loolu kon faaw ñu xalaat fan la ñuy war a jëlee li xaalis boobu ak mooy yooyu nga xam ne moo ko mën a wéy loolu nag yitte la ñoo xam ne kenn ku ne am na ci aw yoon kenn ku ne bu ci kenn xeeb boppam kenn ku ne am na ci yoon ma defe ne lii nga xam ne monsieur le maire wax na ko léegi jëme ko ci ñi nga xam dañuy jëfandikoo ndox te di ci wut am koom ñooñu waruñu woon a xaar sax bañ leen di laaj dara man noonu dama defe ne li war mooy ñu poser leen ay compteur lu ñuy jëfandikoo ñu fay man defe naa loolu day lu munta ñàkk du lu ñuy sax négocier baaba wari su koo négocier ki xam ne lii ci lay tedd ndox la mu woo ko ne lam ciy utiliser moom pour tedd mu ngay jëlaale wàllu ay junniy nit ca yam ca ak ñoom képp àq defe naa ne loolu war na ko fay loolu la xel war a mën a nangu kon loolu it ñi ngi def appel ñi woo ñëpp képp ku nga xam yaa ngi yëngu ci ca nga xam ne la ngay yëngu da ngay jëfandikoo ndox ci lu ëpp ci ni dëkk ci kër yi di ko jëfandikoo ca nga cay wut xaalis dara di la ci génnal na nga jàpp ne dañ laa war a tegal compteur lay génn ci ndox ma nga di ko xam di ko natt di ko fay loolu nag daa bokki wut ak dara li xam daf noo boole muy àq ca kenn ku ne kenn obligé ci kenn ku ne yaay xool na nga ca mën a doxe nga doxe ko ci ni loolu it ñu ngi ci woo ñëpp xebuñu ci kenn mu mel ne monsieur le préfet yàgg maire ak seen équipe yëpp nag muy équipe municipale bi muy l'administration locale OFOR ñëpp Touba ci kanam association yi ñëpp ñu ngi leen di sant ci mbir mi waaye nag ñi ngi woo association yi fi ne yëpp moo xam commerçant la moo xam bonne volonté nga ca nga xam ne problème bii problème bu taxaw la mu nëkkati ni jon problème boo xam ne kenn ku ne sa yoonoo ngi ci problème boo xam ne ku ci def sa yëfit xam nga ne ca def ko ci ngir yàlla xam nga ni da nga ci jot ëllëg ndax yitte yi ju mat yitte la ci ñëpp jaami yàlla yëpp nga ko defal jëlale naa waa Touba mais jaami yàlla yëpp nga ko defal kon loolu ñu ngi ci woo ñëpp dafa am nag ay mbir ñoo xam ne xëy na ma ne su ko wax ma ne su ko tay wax ndax problème mu liggéey la méthode la pexe mu ñu war a taxawal pour li ñu am ñu bëgg ko li ñu bëgg a def ci yëf yi ñu mën ko am ak fan la ñuy séentu mbir mi bëgg mu egg fa yooyu xëy na ay xalaat la waaye nag man jort naa ni wax ci aslëf dana tax ñi ñuy waxal ca yaakaar ne mën nañu indi seen apport ñu xam ambition yi ñu am fan la toll ñu xam ne Touba day màgg di dem production bii ñu wax dëgg la sunu techniciens yi def nañ ci njàngat mu am solo waaye volume de production bi ñu joxe mënuñu jàpp ne volume bu juste la ndax manquement yi mu àndal ndax bu fekkee dañu wax ne am nañ 35% ci équipement yi ci jumtuwaay yi nga xam ne doxut kon loola faaw nga xam ne lañ war a produire matut kon mu ni su te joxe benn évaluation bu juste
par rapport ak loolu. kon lii war a doon suñu jiite fi mu ne mooy lijjanti ba équipement yi nga xam nañ ne dafa manqué wala amul ñu réparé ko yi amuloon ñu amal ko bañ jàpp ne fonctionnalité bi am nañ ko au moins à 99% wala 95%, ñu soog a mën a jéem a def une évaluation plus ou moins juste. defe naa loolu day lu nga xam ne mënut a ñàkk ci mbir mi kon dañuy projeté rek waaye lii ñu def nag dana tax ñu xam fi ñuy teg suñu tànk dana tax ñu mën a xam suñu yite fan la toll. te man dama def ne mbirum ndoxu Touba mi dafa am problème ponctuel bu ñu bëgg a régler waaye nag buñ ko régler dañuy war a xool ci suñu kanam fañ jëm mooy ni ma ko waxee léegi rek ndax li fi aj li nga xam ne tey waroon nañ tey village bu bees buy sosu wala judduwaale forage loolu mënuñu ko am buñ jàppee ne état bi dañuy li fi am forage fu lépp dañu ko fay defal kon war nañu jéem a wutal suñu bopp ay forage pourtant ay machine rek koy bënn machine yi koy bënn dañ koy jaay war nañu mën a am Touba Maawu Rahmati war a mën a am équipement bu war a mën a def liggéey boobu di bënn ay forage ci dëkk bi saa su jàppee na barab sàng war na am forage loolu war na mën a am kon suñu gis-gis ñun foofu la egg dañu jàpp ne dañu war a mën a dem ba lu ëpp ci forage yi nga xam ne Touba da koy yitewoo duñ ci mën a duñ ci xaar état boo boobaa fa ñuy xaar état dana ci sawar pour ñëw fekk si ñu ci loolu nag sunu biir ak sunu organisation ak sunu xalaat ci lañ ko mën a amee moo tax ñu ni ñi ngi woo ñëpp li ci des mooy ñi ngi soññi OFOR aussi dañ koy soññ dañ ko teg baaraam di ko ñaan it mu jàppale nu ci mbir mi ndax moo nu ci mën a jàppale mooy cadre bi ñu taxawal programme bu jógee ci OFOR jëm si Touba nañ ko xam cadre bi ñu taxawal entreprise buy intervenir ci Touba ne ñëw jaar ci ñun ñu mën ko contrôler loolu sax ndimbal la waaye nag exigence la population yi ñoo ko laaj dañ ko soxla dañu exiger képp koo xam ne entreprise nga yaa ngi intervenir Touba gañe nga fi marché na nga jaar ci cadre bu ñu xam ne ngay def lan la nu mu toll ak fu ñu koy def ñu mën ko contrôler loolu ñu ngi koy bàyyi ci loxol sëñ Joox bu ko defee ak ñoom Bamba dañ ko jàllale jotuñu ci ceet yow moom yomb ba tax toppatoo woo ko bis boo ko ñàkkee jàpp ne nite la ko xañ ndoxam Touba mi kenn xañuwu kenn ku ne yaa ko xañ sa bopp parce que kenn ku ci ne xam nga ne am na noo ci war a taxaw ci taxawoo ko loolu na ko nit ñëpp dégg loolu nag bàyyiwuma ci kenn couches sociaux yëpp laa boole kenn ku ne ne jàpp ne ndoxam Touba bu manqué yaa tax mu manqué buñ jiñ kenn ne moo tax ndox mi manqué kon nag nañ xoolaat ñun suñu comportement waaye nañ xalaat suñuy pexe ca mën a déployer suñuy moyens yi ñu am ñu mën koo gérer de manière vraiment mën koo teg ci aw yoon woo xam ne yoon wu wér lay doon wu leer luñ ci def kenn ku ne xam ko xam ne ñëpp alal ñëpp la ñëpp a koy xoolandoo moo mel ne mbir mi dafa laaj saytu ci saa su ne waaye nag dafa laaj it communication bu wëy communication bi dafa war a wëy loolu nag mi ngi tàmbalee ci relais yi chef du village ñëpp responsable bu fi ne rek am nga liggéey ci lii waaye nag sunu mbokki xayra yi ñu ngi leen di féliciter ndax initiative bii ngeen jël bu ñëpp doon xalaate noonu duñ jàmbat ndax fi mu ne saaga yeeg njàmbat li bari na te kenn jéemu dara te ñooñee commencé di wax kenn ku ci ne war na jàpp yëg ne ci ñi tax ndox mi manqué ci nga bokk te ñëpp bu ñu defoon ni yéen ndox du manqué wala du manqué na ni méttee kon nag effort yooyu ngeen def masala la ci ñëpp képp ku dëkk ci dëkk bi rek loola war nga ci bàyyi xel war nga ci bàyyi bët xool nan nga mën a taxawale lu mel noonu
parce que bu lijjantiwul sa problème yi yëpp dana dimbali ñiy lijjanti problème yi waaye nag ñi ngi leen di ñaan lu mu ci mën a doon ñu organiser ko ndax am naa samay moyens lu ma ko neex laa koy defee lu tax yëf yi réglé wu ndax bis boo demee ba jaaxle ci ñi xam ñoom ngeen di woo ñu ñëw réglé kon nag dafa war a am canal bu mu jaar na fay jaar ñu encadré leen accompagne ànd ak yéen ci liggéey bi ba ngeen am ci li ngeen bëgg loolu rek la ñu amoon ci lu ñuy wax monsieur le préfet ci li nekk daal ci gàttal mooy ñun am nañ yaakaar. wàllu ndox mi fii ci Touba ginnaaw bi ñu génnee màggal gi ak jafe-jafe yi nga xamante ne bii yéen ñëpp gisoon ngeen ko dafa am ay yitte yu daje bi ci gën a kawe nag mooy yitte bi nga xamante ne bii sëriñ bi ci wàllu boppam jox na ko ba woolu sëñ Ousmane wax ak moom woo maire wax ak moom ne leen ci kàddu sëñ Ousmane laay waxee yitte bi ma jox ndox mi de yitte bi ma jox université bi bu mel noonu laa jox ndox bi ñu yëgee yittey sëñ bi ci mbir mi sëñ Ousmane yeggee ma dama jox ndigal Bamba ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci état côté état ma ne leen li nga xamante ne bii bëgg nañ koo liggéey de bala nga koo def faaw nga def diagnostic ma ne leen waajal leen ñu diagnostic ci ñetti fànn ci wàllu production ci wàllu stockage ak ci wàllu distribution ñoom ñu def liggéey bu am solo ànd ko ak maaw bi ñu paree liggéey bi ñu woote fii maanaam le 16 février ñoom liggéey bi ñu ngi ko commencé daanaka bi at bi teroo le 16 février ñu woote fii def diagnostic génn lépp loo xamante ni bii mooy jafe-jafe ci wàllu production ci wàllu distribution ak ci wàllu stockage comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ne kat génne ay jafe-jafe yem ci amul njëriñ nañu fexe ba jafe-jafe yi ñu tënk plan boo xamante ni bii pour saafara la ñu daal di continuer suñuy waxtaan diggante le 16 février ba tey jii 17 semaines la daje nañu ci ñun 14 fois yoo xamante ni bii daje nañu Maawu Rahmati siège ba waaye Touba ca kanam ci wàllu boppam invité nañu ñu daje mu accueillir réunion bi fii ci kër Sëriñ Touba bu Daaru Marnaan daje nañ fii itam ay yooni yoon ci mairie mu mel ne dafa mel ni en moyenne presque chaque semaine ñu daje bi ñu nekkee ci liggéey boobu plan d'action bi di ci liggéey weer le 15 mars ñu dajewaat fii bi ñu dajee ñu génne li nga xamante ne bii mooy plan d'action bi nga xamante ne dañ ko tuddee projet d'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable de Touba nga xam ne ay acteurs locaux ñoo ko génn ñi gën a xam réseau bi ñoo ko génne ñu indi ko fii ci réunion boobu ñu fësal ko ñu tënk ko ci juróom-ñaari composante bi ci jiitu mooy renforcement de la production maanaam dañu am ay composantes am ay activités pour chaque composante dañoo am ay activités yu bëri am un échéancier composante bu njëkk bi di renforcement de la production boobu donc amaguñu ci benn activité parce que benn activité donc moo ci amoon mooy réalisation de 2 nouveaux forages xëy na loolu ñu ngi ciy xaar peut-être ndimbalu état parce que moom moo am doole boobu. ñu jógee ci composante boobu beneen composante bi di remise en état des stations de pompage loolu mairie bii nga xamante ni Abdou Lahad Ka moo ko jiite moo ci jot a def dara ndax tey jii la ma àll ña ngi wax ne 5 électropompes yi nga xamante ne bii moom la 6 électropompes yi nga xamante ni moom la mairie engagé woon tey la ñuy def évaluation bi beneen composante bi di amélioration du système de traitement d'eau mooy coloration bi te ñëpp jàpp ne lu yitteel askanu Touba la te am lien bu am solo ak li nga xamante ne bii mooy wér-gu-yaram boobu tamit ñi ngi ciy xaar ndimbal leneen li mooy construction ou réhabilitation de logements et murs de clôture parce que sunu forage yi dafa am yoo xamante ne bii dañuy am jafe-jafe logement pour conducteur bi wala mur de clôture
Maawo jël na engagement fii ba at bi di jeex mu defar ñetti logement yoo xamante ni bii pour conducteur la donc ne woon na fin avril bi fin du mois bi la koy tàmbali. beneen composante bi di densification et sectorisation du réseau de distribution loolu ci la mission bii nga xamante ne bii moom la ñu def ci la tënku mission bii nag mairie de Touba moo ko financé ci wàllu maanaam indemnisation ak ci wàllu matériel moo ko financé donc dans sa globalité. beneen composante bi di renforcement du système de stockage boobu itam am na ci ay activités yu bëri waaye gis nañ ne état benn bi nga xamante ne bi bokk na ci activités yi muy réhabilitation du château d'eau de F1 moom pare na ba mettre nañ ko en service. beneen bi di renforcement composante bi di renforcement du personnel et matériel roulant loolu mairie jël na engagement boo xamante ne bii jot nañ koo def mooy recruter na 25 conducteurs yi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ci forage yi donc jël leen en charge tripler seen salaire loolu aussi c'est important de le préciser donc recruter na aussi benn ingénieur électromécanique boo xamante ni bii dafa renforcer li nga xamante ni bii mooy kii am ay ressources humaines am ci wàllu matériel roulant Alla Niang wax na ma léegi ne ma engagement wu mairie de doter nu mu tuddati de 2 4x4 tey aussi lañ doon def évaluation bi loolu aussi mairie moo ko jot a def donc loolu mooy li nga xamante ne bii mooy composante yi tënk plan boobu te ba ñu ko tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla lu ñu si jot a def yàlla ak ndimbalu mairie la.